ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñiy suivre chaîne bi di xalaat TV ñu leen di dalalaat ci seen jàngatu bés bi. tey dañuy wax ci mbir moo xam ni newul la première fois ñu ci àddu bu ñu juumul bi mooy ñetteelu yoon bu ñuy wax ci entreprise yi nga xam ne dañuy implanté wu fii ci Sénégal tey mettre en place ay méthodes pour exploiter suñuy ndaw. defoon nañ vidéo ci waa Ciment du Sahel gannaaw gi yenn ci ay liggéeykat bindaat ñu ne am na ay amélioration donte ba tey am na ñu amagul contrat malgré durée bañ fa nekk. waxoon nañ aussi ci société chinoise bi nga xam ne mooy Twyford tey defar ay carreaux foofu moom esclavage moo fa am buumu njaam mais ba moment bi ñuy wax ak yéen ministère bi nga xam ne moo war a caytu bërëbu liggéeyukaay yi fii ci Sénégal dafa ni patt pataaral. tey ñu ñëw ci beneen entreprise muy groupe Canal pour wal leen naka la société bii di générer ay milliards ci suñu réew ba noppi lànk ndaari ni du fay doomi Sénégal yi nga xam ni ñooy tax moom muy am ay bénéfices. Canal Plus di tëgg ay contrat yoo xamante ni dëppoowul ak li code du travail wax daañ ko leeral étape par étape loo xam ni ñemewuñ ko def ñoom seen réew muy France ñun daal la ñu jàppee seeni mala ba bu ñu ñëwee suñu dëkk yi lu leen neex la ñuy def te dara du leen ci fekk parce que ñun amuñu ay autorités yoo xamante ni dañoo responsable autorités yi nga xam ni dañuy protéger seeni doomi réew moo xam ci bépp domaine bu ñu mën a yëngu. souvent genre vidéo yu mel ni nag ñu bari dañ naan lu waay nangu ñu teg ko rek dagan na mais li ñu war a bàyyi xel mooy nit ki ci ban situation lay toll bay nangu def yenn yi. am na ñoo xam ni fii ci Sénégal bu ñu xëyul dem takkale donte benn 2000 francs lay doon par jour seen waa kër du ñu lekk. réew mi métti na métti goo xamante nii nit ñi léegi liggéeyatuñ pour lu ñu denc mais dañuy liggéey pour lu ñu mën a dundee bés bu yàlla sàkk. boo dee nag as gor mënoo sàcc mënoo dugg ci lu neexul yàlla. loo gis dañ ciy jàpp ngir bañ ko la yeb sénégalais yu ci baree bari ci situation bii lañ toll. fan yële dañoo gis ci benn page Facebook ab waay bu ne moom 200 000 lay fay par weer bu njuumul mu ne bu ci fayee chambre bi muy loué génne ci transport am ak li muy lekk yónnee ci ay waajuram yi nekk village du dese dara lu mën a épargner ci benn compte te moom amagul soxna te romb na fanweeri at mais ñu baree bari liñ ko tontu mooy yow santal yàlla au moins am nga benn 200 000 par weer. mais ñun bu ñu amoon 100 000 francs par mois doo ba fat jàng nañ yor suñuy diplôme di tëdd ko yeewu. genre débat yooyu noonu ñun daf ñuy intéressé lool parce que daf lay won ni dëkk bi méttee ñu baree bari ci jeunes yi liggéey rek lañ bëgg. am na ci ñoo xamante ni le fait que ñuy xëy rek toog seen kër wala ci koñ bi ñu naan kii góorul yettul gàcce la ci ñoom lu présenté wu seen kanam dañuy jël moo tax yenn saa yi faaw nga jéem a nekk seen place. pour mën a comprendre pression familiale ak sociale bi nga xamante nii mooy peser ci seen conscience ba ñu nangu bépp xeetu liggéey. yenn nag ci ay bërëb liggéeyukaay yi ñëw Sénégal ñu ci bari nag dañuy dem ba comprendre loolu. parfois benn DRH directeur des ressources humaines boo xam ni sénégalais la moo leen di wax naan ñii jox leen salaire u sàngam ba tax na dañuy exploiter suñu doomi réew nu mu leen neexee. te yi faaw ñu koy fësal pour liggéeykat yi xam lan mooy seeni droit te taxaw temm ngir mën koo xeex. bu ñu jëlee groupe Canal di entreprise française ñoom seen stratégie mooy suñu réew yi gagner plus et dépenser moins maanaam di roppat lu baree bari ci consommateurs yi waaye fexe ba suñuy dépenser ñoom liñ naan charge d'exploitation ci wàllum investissement charge yooyu noonu bañ a bari. naka la ñuy wàññee seeni charge mooy wàññi li mu ñu am contrat maanaam ci wàllum recrutement yi liggéeykat yi dong la ñuy defal ay contrat muy gestionnaires yi directeurs yi assistants yi. ñi gérer wàllu marketing ak publicité ñi daal dañ leen signé ay contrat moo xam CDI mbaa CDD inscrire leen ci caisse de sécurité sociale pour bu ñu demee retraite ñu am assurance pour bu ñu tawateeg yu ni mel mais ñiy bénéficier wu ci avantage yi nii lu néew la ci ni entreprise bi di fonctionner. waaye ñi nga xam ne ñoom ñooy nekk sur le terrain ñi ngay romb ci mbedd Ndakaaru yi ak ci yeneen région te ñuy promouvoir ay produits Canal ñi lay interpeller ci mbedd yi naan ndax am nga abonnement. ñi wër ci kër yi di installer ay parabole ak toppatoo service su Canal yi ñii ay convention du sax contrat mais ay convention de courtage la leen di signer amuñu salaire moo nekk nii ngeen di seen lan moo nekk ci biir convention bii mën nañ ko méngaleeg mbuumu njaam boobu nga xamante ni tubaab yi daan nañ ko teg suñuy maam ci mbir moomee la ñuy ñëw benn par benn. boo ñëwee article 1 et 2. groupe Canal daf la naan liggéey bii nga ñu defal tënkuwul ci charte yi nga xamante ni moo ëmb bërëb liggéeyukaay yeeg liggéeykat yi yow li ñu la sant mooy nga wutal ay client ñun ñu gérer li ci des
li muy signifié mooy yow dañ lay xamal que ni sa liggéey bii tënkuwul ci charte yi nga xam ne moo ëmb bërëb liggéeyukaay yi su ko defee ëllëg doo am lenn loo mën a toppee groupe Canal ci wàllum yoon parce que xaatim nga loo xam ne mooy dégager ñoom seeni responsabilité ñu ñëwaat ci article 2 ne yow sa liggéey tënkuwul itam ci heure de travail yi maanaam yow amoo heure liggéey rax ci doole mayuñu la nga amal benn mbir ci biir locaux yi nga xamante ni Canal moo ko moom amoo ci accès pour def li ñuy woowee prestation waaye nag pour amal say mbir feneen ñun waa Canal mën nañ laa jox ay yëre yu ñu bind Canal Plus booy sol ak yeneen mbir yu ñuy def logo groupe bi yuy mandargaal ke ni yow ndawal Canal nga waaye nag xamal ni taxul nga doon suñu liggéeykat comme ni ko code du travail tënkee charte bi nga xam ni mooy leeral anam gi ñu liggéeyee Sénégal est-ce que yéen a ngi comprendre bu baax partie bii benn Canal daf lay signaloo loo xamante ni doo leen mën a topp ci wàllum yoon doo sax accéder ci seeni locaux pour def ay prestations waaye pour permettre la yow nga convaincre clients yi mën leen wutal abonnement Canal mën nañ laa jox luy mandargaal ke ni yow seen employé nga lii mooy arnaque bu njëkk bi Canal di doxalee suñu réew yi. gannaaw loolu itam Canal Plus dafay fexe ba tënk la yow mi koy defal prestation alors que contrat bi mu signé ak yow daf lay wax clairement que ni doo salarié amoo assurance moo xam retraite mbaa wér-gu-yaram loolu lépp yoonam newu ci mais boo demee ci seen article 4 convention bi dañ la naan le courtier n'effectuera aucune opération de nature à concurrencer l'activité de Canal Plus pour son propre compte ou pour le compte d'autrui et s'engage à ne pas offrir ni promouvoir la vente de services et ou produits de la même rubrique ou concurrents à ceux offerts conformément au présent contrat. li Canal Plus wax fi mooy yow en tant que courtier ku ñuy wutal ay clients donte amoo contrat de travail amoo heure liggéeyukaay amoo benn avantage aaye nañ la ngay liggéeyal beneen entreprise boo xam ni ñun ak ñoom ñoo bokk li ñuy def. xam nga métier courtier mooy ku la neex ngay liggéeyal amoo limite amoo lenn looy mën a tënk parce que contrat de travail liéwul ak entreprise bi nga xamante nii moom ngay defal prestation de service fu sa intérêt nekk fa ngay dem. mais Canal Plus moom da lay signer convention de courtage ba noppi bind la ci article 1 et 2 ne la doo suñu liggéeykat bokkoo ci ñun mais ñëwaat ci article 4 ne la waaye amoo droit lëkkaloo ak beneen këru liggéeyukaay buy def comme ñun li ñuy def lii yabaate gënu koo rëy. mais beneen partie bi nga xam ni moo retaan lu mooy boo demee ci article 1 Canal Plus dafa ni yow courtier bi wutal ñu client dong lañ la sant li ci des ñun ñoo koy gérer moo xam jaay beeg li ci topp ñu ñëwaat ci article 4 ne yow courtier bi mën nañ laa may aussi autorisation nga livrer équipement yi ba noppi def liggéey bi ci topp ñu neexal la commission daañu ñëw ci commission yooyu noonu payoor yi ñaata la ak jafe-jafe yi nga xamante ni liggéeykat yi ñu ngi koy jànkoonteel pour mën cee jot xam nga lii lépp képp ku koy defal entreprise war nga am lu mu néew benn CDD boo doxalee ba ci kanam nga am CDI bu dëgër yow yaay wutal waa Canal client benn yow yaay livrer ñaar yow mën ngaa dem bay installer parabole ak risques yi ci nekk yépp mais considéré wuñ la comme employé Canal du salaire bu fixe bu ñu lay jébbal du assurance pour boo accidenté wala gaañu ci sa biir liggéey du service de sécurité bi lay permettre boo demee ba sa kàttan jeex doon mag nga mën di fayeeku pension ñiy def liggéey bi gën a am solo biir Canal amuñu lii lépp te ñoom ñooy nekk sur le terrain ay convention de courtage la ñu signé ak ñoom alors que ñoom ñoo tax Canal Plus di réaliser chiffre d'affaires bu am solo biir Sénégal daañu ñëw après rappeler li Canal di gagné suñu réew yi ba noppi di exploiter suñuy doom te du fay impôt comme ni mu waree. léegi nag dañuy ñëw ci cappaandaw gi muy payoor gi naka la waa Canal di fay prestataires yi nga xam ni ñooy def liggéey bi yépp puisque amuñu contrat de travail ku ne la nga liggéey lañ lay fay maanaam nombre d'installations yi nga def par weer la ñuy multiplier par 5000 par exemple ci weer wi boo fexee ba installer service su Canal ci fukki kër yu bokkul 50 000 ngay fayeeku mais tekkiwul ni dañ lay jébbal directement 50 000 déedéet demeewul noonu Canal daf ciy dagg lu ñu woowee VRS versement de la retenue à la source impôt 5% yoo xamante ni dañ koy dagg ci as néew li ñu lay fay par exemple bu ñu la waroon jox 50 000 47 500 lañ lay jébbal parce que nee nañ da ngaa war a fay impôt beneen mbir aussi mooy nombre d'installations yi ngay def te ñu koy multiplier par 5000 néew lu fixe par exemple boo installé woon 10 services su Canal ci ay kër yu bokkul normalement 47 500 nga war a fayeeku bu ci génnee seen impôt mais bu dee ni dafa tombé Canal nekk ci période de promotion li ngay fayeeku mën naa yées 40 000
te beneen aspect bi ñuy souligner foofu mooy prestation yi ngay def di wër ci koñ yi di promouvoir service su Canal di installer seeni décodeur mën nga toog ñetti weer duñ la fay ñu lay dawloo. nii la Canal di exploité ay ndawi Sénégal yoo xam ni ñàkk liggéey ak bañ a toog di xool seeni waajur te mënuñu leen fajal moo leen jar lii lépp te amul benn kuréel fii ci Sénégal bu leen di protéger ngir ñu mën leen jox seen cër. am na aussi beneen affaire boo xam ni groupe Canal mi ngi koy def ak suñuy doomi réew yi koy liggéeyal mooy di leen tayle bés bu jafe-jafe amee. dañuy des ba tey ci convention bi article 4 nee nañ la yow mii di courtier bi bu jafe-jafe amee ci sa biir liggéey bi ñuy defal moo xam yaa ko tayam déet ñun duñu yanu daan bi ci wàllum yoon. yow mi nga xam ni yaa présenté woon comme suñu liggéeykat yaa koy gàddu ñun suñu yoon new si. ñu ñëwaat ci article 8 ne bu loolu amee groupe Canal Plus am na droit neenal contrat bi ne la bokkatoo ci ñun sans avoir besoin de communication préalable. jàpp leen bu baax a baax partie bii sans avoir besoin de communication préalable maanaam mën nañoo xëy bés rek dakkal contrat bii nii du sax contrat mais convention te duñ la yëgal duñ la wax ni itam lan moo tax. donc bu ñu jàngatee mbir yi mën nañ jàpp ni kon groupe Canal fii mooy seen àjjana dañ leen may yoo xamante ni amuñu ko sax ñoom seen réew muy France. est-ce que xam ngeen ni malgré li Canal di gagné suñu réew yi yépp rax ci dolli bañ a fay salaire yu baax 60 milliards de francs CFA lañ fiy gagnaat bu yàlla sàkk mais du fay salaire ñi nga xamante ni ñooy nekk sur le terrain di promouvoir ak installer ay services am ba noppi di leen dagg 5% ca tuuti ñuy fayeku mais li ngeen ci xamul mooy moom moomu di daggaate ay impôt état bu Sénégal da ko defal impôt yaa ma neex. xam nga fayum impôt mi ngi dépendre ci ñaata la entreprise bi di réaliser comme bénéfice maanaam boo defee chiffre d'affaires ba génne say charge ak lépp lu ci tegu ba ni ma lii laa gagné après la ñuy calculer ñaata nga war a fay. entreprise bi gagné ay milliards li muy fay service des impôts bokkul ak këru liggéeyukaay bi nga xamante nii li muy gagné par at matul 10 millions. mais groupe Canal bu ñu sukkandikoo ci dernière convention bi ñu signé ak état bu Sénégal duñ leen calculer seeni impôt selon milliards yi ñu gagné suñu réew. tableau bii ngeen di seen mooy convention bi ñu signé ak état bu Sénégal moo xam redevance ba ci taxe dañ leen koy fixel dépendrul ci seeni bénéfice. maanaam groupe Canal bu ñu gagné woon Sénégal lu ëpp 20 milliards ba 1000 milliards 35 millions kottu la ñuy versé état bu Sénégal ay miettes lii amul fenn te ñoo ngi exploité suñuy doomi réew suñuy jeunes di leen dundaloo safa ak marwa di sàcc œuvre doomi Sénégal dossier bi ci mujjoon def mooy bu kaaw Mass Canal Plus sàcc filmam yoonu Sénégal lànk na ñoom duñu réagir te kenn ci ñoom ku ci tooñoon Canal yoon dafay dal sa kaw. maanaam ñoom ñoo ñu ëpp droit ci suñu propre dëkk en complicité ak ay doomi Sénégal lii aussi faaw ñu leeral ko. lu Canal réussir suñu réew yi ay sénégalais comme ñun ñoo leen ci jàppale. information yi ñu am ci ñoom fi ñu ko jëlee xamal nañ ñu ne saa yu ñu bëggee booloo ngir réclamer seeni droit am ñu yoolee ko ndànk dem yëgaloo ki nga xam ne mooy Sébastien Poutourlo moom mi nga xam ni mooy directeuru Canal fii ci Sénégal. maanaam dafa am ñu yées ñoo xam ni pour dab bànneexu tubaab bi ñoo yoole seeni mbokk sénégalais ngir bëgg ku leen neexal. lii nag moo tax Sénégal naka day xeex parce que dafa may traître suñu biir mais ñu mel ni ñun duñu tàyyi ndax gëm nañu lii lépp dafay jeex mais balaa yeneen jiital réew di fi toogaat fekk defal nañ leen ay investigation ba bu ñu ñëwee daañu régler facilement dossier wu délinquant yu ci mel ni groupe Canal soit ñu respecté ñu wala ñu lem seeni bagages abal ñu te xamaluñu benn njariñ. kon tax selu bi tey loolu la woon ñu ngi leen di gërëm di leen jaajëfal di leen di rajo incha allah beneen yoon ci beneen jàngat jaa ngeen jëf.